Chérif yaakaar naa mën nañu sóobu ci jàngat bi ak Laye Cissé. waaw jàngat bi li ko waral mooy ajuma bi passé dafa am benn accident bu am ci Touba am ñoo xam dañ leen a jàppoon police doon leen transféré ci tribunal ba far ci diggante bi moo am ci accident ba kenn ñàkk ci bakkanam ci ñi nga xamante ni kon ñooy les mis en cause am ci ay blessé li ci yéeme nag mooy agent de sécurité de proximité ñu ko ASP moo doon dawal daamar gi loolu nu mu mën a nekkee Ablaye ci oto boo xamante ni police a ko moom. waaw loolu warul nekk sur le principe warul mën a nekk parce que ASP civil la auto police ay paramilitaire lañ ku nekkul seen corps warul mën a dawal auto police maintenant li am mooy police ASP yi dañuy nekk en appoint loolu ñëpp gis nañ ko ci circulation bi pour ay problème de circulation wala sax ñu ànd ak effectif yi mais ASP toujours ñu rappeler ko fi mais toujours seeni responsable di leen layal dafa am loo xam ne nii moom la ñu moom am loo xam ne waruñu cee yegg lii ASP mënul def lu officier de police judiciaire di def toog ci commissariat bi di enquête wala yow sax li di ay enquête wala di interpeller nit ci tali bi di laaj ay permis loolu ASP waru ko mën a def mais abus yi ci am xëy na mooy law di law te ñoom ñu koy seetaan ba mu indi ASP di dawal auto police policiers yi am na ñoo xamante ni ñoom lu ñëpp sax ñoo koy dawal am na ñoo xam ne ci ñoom dawal bu ñu nekkee ci équipe mooy seen rôle dem nag ba nattu am ci moo waral tey ñu war a xoolaat taxawaay bi parce que nattu bi kenn bëggul woon mu dal la rawatina bu fekkee ni ci coobare ak ci jëfinu police rek la li am nag mooy commissariat yi autant qu'ils sont ku ne pratiquement ci ñoom am nga nooy doxale ndax boo defee sa enquête bu ndaw sax commissaire bu ne ak na muy doxalee ak ASP am na ci ñoo xam ne xel xalaatul ci seen doxalin ñuy defloo personnel d'appoint boobu lu dul seen rôle am na ci ñoo xam ne am nañu fulla boobu même bu seen effectif manqué xalaatuñu jël ASP muy dawal wala jël ASP di ko defloo opération yoo xamante nii policier moo ko war a def am na ci ñoo xam ne nag dañuy réfugié wu derrière mais nu may def awuma moyen te loolu mooy indi yu mel nii imagineel bakkan rot na ci koo xam ne nii quand même wax nañ ni auto police la li ci gën a doy waar moo lay won ni rek xëy na ku nekk am na sa liggéey waaye ji doon dawal oto bi mu defee accident ba pare dafa daw xam nga loolu ci xalaatin rek munoo xalaat alkaati xëy na def accident ànd ak ki moromam délit de fuite di daw xam ni que nekkul ci yoon dafa jalgati. mais jaaw foofu mooy problème bi parce que yëf yi mel na ni yan nañu ko moom mu war a jeex non xam nga moom jëlul oto bi ci sañ-sañu boppam ñetti policier la nekkaloon ci oto bi ñetti policier benn ASP ak 10 prévenu yoo xam ne dañ leen waroon a déférer tribunalu Mbàkke duñu sax ay ñoo xam ne dañ leen a tëj ba pare dañ leen war a yóbbu ci kanamu juge bi am na ci te yàlla sax moo def ki nga xam ne ni moo ci ñàkk ba kanam du woon sax ku nekkoon sur le régime de garde à vue dafa yoroon dossier ñu waroon ko présenter ci juge bi ba nattu bi fekk ko ci mais loolu li muy wone encore une fois mooy li nga xam ne nii moo fi nekk problème mu moyens yi ci administration bi yëpp rawatina si police mais nit ñi ñoo war a am fullay seen bopp am loo xam ne ni mooy seen cër parce que police doole la puissance publique la li nga xam ne ni mën na ko teg nit ñi mais da ngay gis tey yow ASP bi nga xam ne moo nekk ci circulation bi léeg-léeg mu bëgg laa jaay doole pour laaj la say këyit am nga droit bañ mais gis nga soo bañee alkaati ba mu nekkal te nga xam ne ñoo bokk équipe dafay mel ni da lay teg finalement li la ASP bëggoon a teg voilà pour wan la ni moom it moom la nekkal te loolu du yoon loolu li koy indi rek mooy di seetaan ba yu mel ni di am administration ku nekk dafa am loo xam ne ni mooy sa cër ñu war ci mais responsabilité bi nag man foofu loolu moo tax ñuy wax responsabilité ASP bi jëlalul boppam oto bi vraiment jëlalul boppam oto bi. mais là est-ce que lii tamit du indi benn ay jamono fipp ci askan wi. Nous se rappelle ce qui s'est passé il y a quelques années benn ASP bu agressé une personne vivant avec un handicap bu population bi xawoon na am tuuti soulèvement gars yi ñoo calmé mais est-ce que action yu mel nii du indi quand même jiixi jaaxa ci xelu askan bi ba ñu mën di fajal seen bopp.
mais bien sûr te xam nga li leen seen responsable di layal tout le temps c'est-à-dire fii loo wax rek ñu yaakaar ni kenn généralisé wul kenn newul ASP yëpp ñoo deful seen liggéey kenn newul aussi commissariat yëpp ñooy comporté woon nii mais lu dul yoon dañu koy wax ni du yoon mu jeex ASP bu deful liggéeyam dañu koy dénoncer pour mu bañ a yàqal les milliers de ASP yi nga xam ne soxla nañ li mais am na ñoo xam ne dañu nekk ci circulation bi mais nga gis dañu fee am njariñ trop sax. correct am na yenn artères Dakar yi mais bu fa ASP yi nekk loon musiba am te yooyu da ngay gis sax ñu nekk fa alkaati yee ñu nekkal mais dem toog ne ca moto ba teg lay tànk xam nga loolu aussi dafa rafetul sax ci gis parce que bu ñu leen tegee ñu nekk en appoint du caagan non ñoom la ñuy teg ci naaj bi yéen alkaati yi ñu bokk ak ñoom. ngeen toog di croiser te loolu des fois nga romb ko ci circulation bi. gis ko ñu teg ASP bi ci digg rond-point bi alkaati bi nga xam ne ni moom la nekk wala ñi mu nekkal toog ci seen moto wala yooyu te loolu rafetul sax ci gis-gis. donc yooyu lu jara moytu la mais ça pose encore une fois le problème des moyens dans l'administration fii dañ fi waxoon bu yàggul depuis février imaginel amul benn oto bu ñu jënd parce que président de la décidé na nii dañuy suspendre jënd oto yi mais oto yi ñi ko war a yor mais amuñu oto loolu mooy wax ji xam nañu ñi yor oto yi. ñi amul droit am oto di am ñaar ba ñetti oto xam nañu leen administration yi fi amul oto police mais xoolal tey inondation yi sapeur pompier yi boo jógee tout le temps défilé militaire défilé 4 avril ñu lay won seeni arsenal ak yooyu ay canaux yu ñu demee sax pour dindi nit ñi ci mbënd mi amuñu ko mais xoolal ay ñaari canaux la ñoom ci seen bopp am nañu ay nit mais amuñu lu ñu demee pour dimbale nit ñi ci mbënd mi alors que tey Kër Massar gaal la nit ñi soxla mais anañu gis nga loolu mooy problème bi fii ci dëkk bi moyens yi xëy na demul fi mu war a dem ñi war a am oto amuñu ko mais fi ban commissariat moo fi am oto xoolal état wu oto bi état wu oto bi ça nous ramène état wu camion bi fi defoon accident bu yàggul bu yóbbu fii nit ñi naan oto bi am na 40 ans mais oto police yi lii image bi wane nañ ko sànq alkaati yi ci seen bopp mi dugg lii presque am na kersa lii vrai panier à salade la lii ñu koy waxee lii presque ay camion de marchandise la alors que ñoom bu ñu gisee camion yi mel noonu parfois télé bi dañu leen di jàpp. est-ce que laajut aussi enquête yaa ngi wax moom responsabilité même si inculpé nañ l'ASP en question ba ne homicide involontaire la mais est-ce que loolu kese doy na maanaam côté administration aussi non gis nga lii responsabilité première bi ci kilifa yi ngànk commissariat ba nga xam ne fa la nekkoon ndamaatu la ñu jóge woon vraiment war nañoo rendre compte ci lu tax ASP bi nekk au volant de cette voiture. parce que teguwul ci benn ASP bi ñu leen di créé 2013. mission yu leer la ñu leen dénk te duñu ay alkaati moo tax gis nga dañ leen di liggéeyloo sax au bout de 2-3 ans ñu leen seen contrat jeex na. non seulement précarité bi nga xam ne moom la ñu nekkee. boo leen di dégg progressivement ay mission dañuy dem ba ils vont se prendre aussi pour des policiers. te loolu ay abus lay indi te baaxul maintenant responsabilité bi bien sûr. du ASP bi nekkoon au volant de cette voiture ñetti alkaati la nekkal ci oto bi xanaa ñooñu kenn mënoon na ci dawal moom mu nekk personnel d'appoint comme ni ñuy nekkee en appoint ci yeneen mission et service ak kilifa gi nga xam ne nii moom moo ngaan comme mais quand même am na ñoo xam ne dañu war a rendre compte réew mi aussi waruñu bàyyi rek lu xew rek ñu yen ko ñi nga xam ne ay baadoolo lañ wala amuñu doole kilifa yi nga xam ne ñoo ko def ñu toog jàpp seen jàmbur warul yam foofu mais justement balaa ñuy jeexal sax loolu nan la da war a mujjee ci yoon dafa war a def liggéeyam wala hiérarchie. waaw mais tey yenn nañ lépp ASP bi te loolu du yoon ASP bi moom inculpé nañ ko pour homicide involontaire dafa daw mais agent beneen commissariat bu ñaanatu ñoo ko jàpp mais ana ñi nga xamante ni nii ñoom seen responsabilité la mu dawal oto boobu ñoom dañ leen waroon am au moins dañ leen waroon a teggi xool leneen ñu war a jaar nag seen responsabilité civile ci li nga xamante ni ñoom ñoo ko def parce que pénal bi du ñoom ñoo nekkoon au volant mais am na responsabilité boo xam ne ñoom ñoo ko war a gàddu. très bien am na solo Laye Cissé ci jàngat bi ñu sant la bu baax. gërëm la nga desandi ak ñun ñu dalal sunu invité.